militants de la grande coalition Wallu Sénégal di beral nuyoo nag si ñi nga xamante ni ñoom ñooy jigéen ñi ku xool jotaay bi tey jii di nga xam que ni li leen yëkkati ñor na leen te nag balaa ñuy dugg si loolu dañuy njëkk wax ni rek boo xoolee jigéen ñi ñu toogee foofu la ñuy njëkkee mooy que ni dañu di ay jigéen nekk yaay am lu fi xew récemment ñu ñàkk si suñu ay doom ñàkk si suñu ay rak ñàkk si suñu ay jarbaat donc en tant que yaay mais en tant que jigéen ñi nga xamante ni ñun ñooy régulatrice yi nga xam ne ñun ñooy doxal société bi ñu ngi incliné wu devant mémoire xale yooyu nga xamante ni doxuñu woon lenn lu dul libérer Sénégal dox si démocratie loolu moo leen yóbbee foofu tey ji ba ñu ñàkk seen bakkan donc ñu ngi jaale askanu Sénégal yëpp di jaale les deux coalitions mais di jaale ñi nga xamante ni des gens épris de justice ba nga xamante ni loolu moo leen yëkkati woon ba ñu ñàkk fa seen bakkan mais aussi ñu ne bu ñu paree si loolu tey boo xoolee ni ñu toogee di nga xam que ni Abdoulaye Wade dafa am loo xam ne daf ñu ko liggéeyal liggéey boobu nag ñu ne du ñu nangu mu nax saay mooy que ni dañu tàmmoon dégg si gémminam mu naan je ne marcherai pas sur des cadavres pour dugg biir palais maanaam du ma dox si benn néew pour egg biir palais loolu nag ba taxoon mu jaral ko bi mu egsee si réew mi li mu njëkk a def mooy jël droit à la marche jox dugal ko suñu bi nga la xamante ne mooy suñu constitution muy charte ndayu réew mi liy doxal réew mi kon nag ñun ñu ne en tant que coalition en tant que des gens yoo xamante ni dara ñoruñu lu dul luy doxal suñu askan luy jëmale suñu askan kanam droit boobu du ñu nangu kenn di ko salfaañe du ñu nangu kenn di ko bafoué donc droit la boo xam ne suñu charte ndayu réew moo ñu ko may gisuñu luy tax ñu war ñu koo tere d'autant plus que nekkuñu si régime boo xamante ni dañuy tàggoo mais régime mu yëgle la ñu nekk comme régime mu yëgle la ñu nekk nag ku ñu yëgal am nga assez de force de l'ordre pour mater am nga assez de force de l'ordre pour tirer am nga assez de force de l'ordre pour encadrer aussi lan moo tax mënoo jël troisième option boobu muy encadrer nga encadrer donc loolu la ñu wax beneen point bi nga xamante ni nag boo xoolee département Pikine ni mu tëddee la grande coalition Wallu investir l'honorable député Mame Diarra Fam mu war a nekk période pré-campagne war a dugg ci biir terrain bi briguer du suffrage des Sénégalais tiitaange la nag comprendre nañ leen parce que nag ku jàpp député noonu ak député bi la muy liggéey di nga ko jéem a brandir comme trophée de guerre ñu ne nag ñun loolu duñ ko nangu ba tax ne dañuy exiger sa libération immédiate et sans condition moom ak l'honorable député Déthié Fall honorable député Cheikh Bara Dolly Mbacké Cheikh Abdou xam naa loolu dina jaaxal nit ñi nag parce que ñetti député laa lim ñu nekk ci régime nekk ci session parlementaire session bi tëjagul ñu jël ñetti député yëpp dugal leen ci biir kaso bi est-ce que ñooñu tey jii marathon bi session budgétaire bi ñu war a tëj waru leen woon fekk ñu dem génni est-ce que tey ñooñu seen place ci biir kaso bi la d'autant plus que c'est des Sénégalais comme ñëpp régulièrement domiciliés ba pare yor titre boo xamante ni représentation nationale la est-ce que ñooñu tey war nañ leen jël dugal leen ci légèreté bii di leen dugal ci biir kaso mais aussi ñu ne suñu frère Ahmed Aïdara le maire de Guédiawaye parce que nag koo fekk ci biir commune am biir ville am muy doxam nga jël ko jàpp ko pare bàyyi ko fa ci biir commissariat ba defe naa ne loolu bundu xataal nit la ak jéem ko tuutal mais aussi duñu fàtte tête de liste département Ziguinchor muy Guy Marius Sagna donc ñun dañ ne ñoom ñëpp boole nañ leen ko ak suñu njabootu bopp yi nga xamante ni mooy xale yi ñu jël tey jii embrigadé leen dugal leen ci biir kaso yi ñoom ñëpp la ñu wax nañu leen bàyyi immédiatement et sans condition aussi beneen bi nag dafa nekk point boo xamante ni peut-être buñ ko waxee bëgguñu mu am jiixi jaaxa ci bopp nit ñi muy loo xamante ni dañuy dégg nit ñi nga xamante ni tiit nañu aujourd'hui li nit ñi gën a constaté biir Sénégal mooy que ni lañ doon wax la peur a changé de camp la grande intercoalition Yewwi Wallu dafa tiital ñi ñu jàkkaar lool ñooñu nga xamante ne dañoo bennoo ba seen lépp bennoo fi mu nekk nii tey amuñu lu ñuy def lu dul di jël dut di ko semer ci bopp nit ñi ñun na dañ leen di wax la grande coalition que ni fa ñu nekkoon fa lañ nekk dynamique unitaire opposition c'est la grande coalition Wallu nekk dynamique unitaire bi nga xamante ni moom mooy jox une victoire éclatante au soir du 31 juillet 2022 inchallah si la ñu nekk démb si la ñu nekk tey te si la ñuy nekk ba keroog ñuy dem imposer leen la cohabitation à l'Assemblée nationale beneen bi nga xamante ni moom la ñuy jeexalee nag mooy dañu tàmm dégg ci suñu mag ñu baax ñu naan ku artuwul di nga atte te bëgguñu egg ak ñoom ci atte ba tax na ñuy ñaan kilifa diine yi muy diine l'islam di abbé bi ñëpp ñu ngi leen di ñaan képp koo xamante ni sa baat porté na ndax defe naa ki ñu jàkkaarloon nag ay noppam daa fatt du dégg comme du dégg nag ñu ne xëy na buñ ko jaalee ci chef religieux yi
religion nag buñ ko waxee mooy que ni les deux religions yi nekk biir Sénégal ak ñi nga xamante ne ay chefs coutumiers lañ ñu ngi leen di ñaan ñu jóg wax ak moom ndaxte dëkk bii kat dañuy wax gaal gi waruñu koo suuxal te ñun ñaanuñu yàlla gaal gi suux ndaxte gaal gi kat fañ ko war a yóbbu dafa bari dañ koo war a yóbbu à bon port te incha allah la grande coalition l'intercoalition wàllu yeewu dana ko fa yóbbu au soir du 31 juillet incha allah donc ñu ngi leen di ñaan nous vous nos amis de la presse ñu ngi leen di sant aussi di leen gërëm ci seen présence massive di leen wax ni lii moo doon déclaration de presse bi encore une fois ñu ngi ñaan di gën a taxoon ñu dajale ko tey mooy libérer exiger la libération sans condition et immédiate des détenus et des otages politiques yi nga xamante ni tey ñu ngi ci prison Macky Sall yi je vous remercie.